jàmm di rafetlu jataay bi nga xam ni mi ngi jóge ci famille Mabassa Fall ñoom ñoo initié lii indi ko woo ma téléphone wax ma ñi ma altine dinañ ñëw fii ànd ak seen ay mbokk ñëw indi kile bi donc may rafetlu loolu mais gannaaw loolu maa ngi nuyu sous-préfet di ko dalal jàmm di ko ñaanal liggéey bi nga xam ne mi ngi dooree ñëw fii ci dëkk bi yàlla na ko fi yàlla dafa jàmm dafa ko ci sutura dafa ko ndam ci kii di nuyu famille Mabassa Fall di nuyu maire ak délégation bi mu àndal di nuyu autorités yi fi toog yëpp notable yi fi toog yëpp di leen nuyu di leen bisimilah di nuyu enseignants yi fi nekk di nuyu structures yi nga xam ne ñu nag ñoom ñooy liggéey muy CGE bi AM bi ak APE bi ñoom ñëpp maa ngi leen di wax bisimilah donc am na ci loo xam ni jot nañu def visite bi léegi ci biir école bi ñun ñëpp constaté nañu école nu mu demee gis nañu ndax olof yi nee nañu weddi gis bokku ca kon jaratul ñu ciy dugg leneen li nga xam ne moo ci des man jotoon naa ko def te dinaa ko defaat mooy bind wax ñi ma ko war yëgal te ñooñu ñëpp amoon nañ ko mais dinaa fàttaliwaat ndax bindaat naa ay lettres yoo xam ne dama koy déposé jiwaat incha allah lettres yi bi ma ko bindee ñi ma ànd di liggéey jox naa leen ñu lire ñoom ñëpp xam nañ situation bi kon donc ci biir loolu kon donc damay bàyyi di jox kàddu bi njaboot gi nga xam ne ñoo fi indi lii ñu wax suñu paree maire suñu paree sous-préfet xëy na école fii wax am na jàngalekat yi waxoon nañ pour njóogu waxal leen xam naa moom xëy na waxam di ci kile jërëjëf. waaw kon ma ne ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi tàmbalee samay kàddu ci nuyu préfet di nuyu maire ak adjoint yi nga xamante ñoom lañ fi yebal délégation bi di nuyu nag waa école tàmbalee ko ci directeur di nuyu ñëpp enseignants yi ak sunu mbokk yi nga xamante ni ñooy suñu dëkkandoo di suñu bokki bopp ñu woo leen ci woowen woo xamante ni wu jàmp la ñu wuy suñu ci kon amuñu seen fay yàlla na leen yàlla fay lii nag ñu fi tax a daje tey mooy loo xamante ni ndimbal moo xam ne xëy na activité symbolique lu tuut la waaye yéene ji ëpp na lii wante mu mel ni ki am tuutam lu as tuutam di la ca bàyyi xel su amee lu bari du la fàtte loolu nag ñu ciy sant sunu rakk ji nga xamante ne mooy Adja Malène Fall moom mi nga xamante ne moo dox ci diggante bi ak sunu sœur yi nekk France ñooñu def association boo xamante ni ànd yëkkati sa loxo moom lañ tudd ñooñu ñi nga xamante ni ñoo ko composé mooy Ndey Ndiaye Bintu Koné Aret Fall Abit Bàccili ak Maguette Nguy Fall ñooñu ñoo nekk foofu mais seen xel wàcc si ci ndam wàcc seen école maam boo xam ne seen maam lañ ko tuddee muy maam Mabassa mi ñu ma duppee man mii ñu ne mbéy ci say wóom lu ñu am kët bala ñuy jëmale fenn nañ ko tàmbalee ci école bi li nga xam ne suñu école maam xeeb nañ jëf ji naam waaye nag ëllëg dañ ci sóoraale ëllëg que leneen lu ñu amit lu ëpp nit ñu andi ko ba mu mën a daj ci école yi yëpp ndax ñëpp suñu njaboot lañu kon yàlla def li ñuy wax naan diir benn picc jam ci ñaar moo ñu dal ndax bi ñu dikkee itam waa école profité woon nañ ci ñu ñëw def visite yi nga xamante ne mooy visitu xam état école fan la toll. parce que man mii wax ak yéen classe yi man jàng naa ci
kon loolu yàgg na jàng naa ci classe bi jàng ci ñaari classe yi laa fi jàng ba ci des booba loolu amagu fi woon kon defe naa ne école ba mu damaa ngi ci sama 70 ans yu tegal kon mel na ni école yàlla nekk na loo xamante ni war nañu ñun ñi nga xam ne ñooy doomi Ndande ñu fàttali ko école bi lépp lu waay di jëf nag parce que ay jëfe ngi fi waaye jëf ji ci gën a rafet ji ci gën a jaadu mooy sunu njaboot gi nga xam ni tey ku fi doonoon dara tey màgg doon dara fii nga jaar sunu gone yi ñu yor itam ñu préparé leen pour ëllëg ñu taxaw réew mi mën a nekk ay kilifa ci réew bi kon donc bu tolloo fii war nañ ñun ñëpp ñu wëlbatiku fàttali ko école bi dugal ci suñu loxo ndax wóor na ma ne Ndande xajuñ ci école Mabassa buñ ci amee yitte Ndande lu ñu bëgg a def mën nañ ko def kon nag maa ngi def appel ci képp kuy doomi Ndande jaaroon ci école nga dellu si waat sa xel ñu wëlbatiku waat taxaw ni xam ne suñuy sëte fi nekk suñu njaboote fi nekk suñuy doome fi nekk ñu taxawu leen ba nañ ñu taxaw woon ba ku ci tekki dara xam ne des laa taxaw woon yow tam nga taxawu ñii pour fay bor kon loolu appel boobu maa ngi koy def ci jëmale ko ci képp koo xamante ni doomi Ndande di sant nag sama sœur bi di Malem ndax kët moom moo dox ci diggante bi kii ma mujj a wax sànq muy Maguette Nguy Fall bii yaayam moom lañ tudde Malem nii kon suñ demee foofu di jokkoo ak Malem ba Malem orienté leen ba ñuy ñëw fii kon Malem yow tam ñoo ngi lay sant di la gërëm mais nag kooku du war a jaaxal kenn parce que ku xam kenn moo doon borom këru Malem xam ne nit lañu ñoo xamante ni yàgg nañu dimbali école Ablaye Fall tey turwaa nga ne la ñu def du fay bu la yow mi di lu nekk def na ko ci école bi mais Ablaye Fall it boo ma saan a wax daf naan man royuwaay bi ma am mooy Jibril Njoogu Fall Jibril Njoogu Fall mooy suñu waajur woo xamante ni lu ñu mës a suñu bët fu mu mës a xonge bu ñu waxee mu jëf ci jëf joo xamante ni jëf ju ràññiku la tabax na fi école miire na fi armel tabax na fi juma kon donc kooku day sunu royuwaay woo xam ni képp ku sant Fall képp ku dëkk Ndande da ngay royuwaay nga koy def kon donc ku fi def lu baax te ñooñu nga inspiré wu kon ñoo ngi leen di gàttal wax bi ndax naaj na waaye ñu xam ne daal doomi Ndande nañu góorgóorlu ci suñu bopp mbay ci sëy wóom lu waay am foo ko mën a def ku dul fii def ba des na dina wëlbatiku ci école Mabassa dina wëlbatiku ci école Ndande yi parce que bu ngeen defalee Ndande defal ngeen ñëpp ñaa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. sant bu baax a baax ak notable ñi fi toog ay mbokk yi neen lañ lii dafa doon loo xam ne ku mu seddul sa xol dara dootul sedd sa xol parce que boo amee famille ñu dem ba fab école ba tuddee ko sa maam mu jur sa baay nga taxaw fii contentement mu ñu passé loolu Mabassa lañ tuddee école bi sama papa Tawlo Mabassa mu nekkoon président des parents d'élèves fii ci école bi kon bu suñuy rakk jógee andi fi lii dañ ciy sant yàlla ki ko fi indi nag moom laa leen bëgg a présenter tuuti doomi Moussa Nguy la Moussa Nguy mandaag a ko jur mandaag bokk ak Mabassa mi ñu tuddee école bi benn baay mu toog xalaat nee na ma am naa sama famille néegu ndey mais li ma ñor gën a ñor mooy sama néegu baay surtout que nag ñu tuddee sama maam école bi kon looloo tax mu am ab association bu mu nekk ca France muy lim sama mag cité ñu booloo andi mu néew mu bari acte bee ci am solo ñu andi ko fii pour def ko ci école bi ñoom nee nañu bëgguñoo yem foofu dañu bëgg école bi ci boppam sax luñ ci ban pour ñu defar ko ñu def ko avant-hier ci suñu xew wi andi naa fi sama sœur bu ñuy wax Koudi Fall moo nekkoon directrice su caisse sécurité sociale mais léegi affaire boppam lay def indi naa ko fekk ko samedi kenn nekku fi ma visité ak moom classe yëpp ba mu yegg mu xool ko
ni ma ah mon père mu naa mu ne ma lii de li koy defar du yem ci nit kese kenn nit il faut que administration bi dina ci bokk école bi am nañu fu ñu war a mën a jaar fa ak préfet jaar fa ak mairie bi ba yóbbu ko fañ ko war a yóbbu suñ ko fa yóbboo ba ñu gis dossier yooyu ñun ca kaw mën nañ leen faa nekkal bien que préfet moom dafa naan moo ñu gën a miin ca kaw mais ndoon nelt rek lay doon bu ko defee ñooñu ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm école bi suñu école la man ñëw naa fi visiter fi wan nañ ma ko ma dugg ci classe yi yëpp li taxoon ma bëggoon ñu xam classe yi ni mu demee loolu la woon parce que sama doom gaañu na fi mais ay soins sax yu ñu ko faje amuñu te pourtant ñun ñooy parents d'élèves classe B bu daanoo mardi tali man dama ne woon classe bi est-ce que duñ ko arrêté parce que les catastrophe la xale mën na ci gaañ sama doom ba mu gaañu bi mu ci gaañoo ci laa ñëw fii dal ci seen kaw ni leen mais lii nu mu mën a amee nii la may ñu expliqué ma man leen lu ma ci mën a man dox dinaa ko ci dox ci sama biir yi mbokk su ma ko mënee ci biir dëkk bi dinaa ko def ci biir dëkk bi heureusement que yàlla tombeet lii am mu jóge ci suñu biir mbokk ñëpp a ko mën a def nag du ma ni ñëpp a ko mën a def mais ñu bëree bëri ci biir dëkk bi bu ñu dajaloo nekk benn dinañ ko def man dama ne woon nag directeur sama suggestion la dama ni ngeen woote ci dëkk bi waa dëkk bi ñi nga xam ne ñoo bokk école bi ñun ñëpp ñu daje fii ñu waxtaan won leen école bi ñu wut ay lu symbolique ku nekk la nga am mu néew mu bari du ñu ne kenn joxeel dara mais ku nekk la nga am nga def ko ci parce que ndimbal na ci fekk loxoy borom parce que xale yi fi nekk bu ñu fi gaañoo ñun lañu fiy gaañoo ñun la ñoo leen di faj kon loolu laa amoon ci lu ma ciy wax di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp wasalaam. ak sa sant waaw di jiital ci nuyoo bi monsieur le préfet di ci teg kilifa yi ñoom doyen ak l'adjoint au maire monsieur Fall di nuyu mbooloo mi yëpp di ci teg sama naataango yi sama mbokk jàngalekat yi nga xam ne ñoo séq liggéey bi ñu nekk ci école bi di ci difficulté bu mën a wax ci école bi ñi koy gën a yëg maanaam mooy ñii toog tey parce que des fois dañuy génn ñu ciy wax ay problème yoo xam ni da ngay jàngale ba si yàgg ñu ne am na benn xeer boo xam ne ci kaw la jóge daanu nga toog ba si yàgg ñu ne man de sama classe ba fissure bi fii la toll woon mais ren bi ma ñëwee dafa avancé bu baax a baax muy classe bi la parce que nekkoon naa fa daaw fissure bi fi mu yemoon ren bi mu ñëwee madame li moo fa nekk mais dafa déplacé wu day gën di avancé loolu nag mu nekk danger boo xam ni fii wàllu ku nekk mi ngi ci parce que dañ ni bu jàmm dee am kenn du yëg kenn du ko sentir comme dara amagul mais bu problème amoon tey ñëpp a koy yëg te dina nekk gàcce ci waa dëkk bi parce que école du école préfet du école lu ñu nekk Dakar école bi léegi waa gox bi ñoo ko moom waa Ndande ñoo moom école bi seen école la parce que boo xoolee l'exemple jàngalekat yi nga xam ne dañ fay ñëw ñu affecté leen fi ñun ñuy jàpp ne ñoom ñoo fi moom dara pourtant am na ñu fi nekkoon danoo dem bàyyi fi école bi ñoom it buñ demee fi la ñuy bàyyi école bi kon école bi depuis 1904 ba léegi mi ngi Ndande suñu wet mu baax ak mu bon suñu école la ñun nag dañuy nekk paaka boo xam ne ñaari côté lay nekkee parce que yàlla def na ñun dañ fay jànge yàlla tourné waat ñu ñëwaat fi di fi jàngale en plus li Mabassa bii wax man école bi ki ñu ko tuddee moo jur sama turandoo muy Jibril Ndiongu Fall man moom la ma tuddee voilà kon foofu tamit am nañ ci benn taxawaay teewul moo taxoon man toujours dama am lu ma ci doon taxawee ni ma ci doon taxawee mooy lan dama doon jël sama téléphone di woote j'ai appelé Lamane Mbaye bi nekk Dakar doomu Pape Diadja Mbaye ñu si doon waxtaan depuis daaw pour nan la ñuy def ba changer situation Mabassa léegi moom mu wax ma ni ma Boy Ngom dama bëgg boo ñëwee Dakar man ak yow ñooy ànd ma yóbbu la ci bureau képp koo xam ne école Mabassa la génne mu am lu mu yëkkati teg leen ngeen commencé seeni travaux ma ne ko ah wax dëgg yàlla day comme affaire joxe da ciy am il faut que mu am bureau parce que menum Ndiogou Ngom mënul dem Dakar naan dañ koy joxub xaalis mu naan day defar Mabassa wala da ciy def dara léegi nag loolu sama xel mu gàtt ma ne ah leen de mën na ko régler ñu def benn association boo xam ne moom la ñuy wax association des anciens élèves de l'école Mabassa parce que dama gis à Thiès ñu taxawal ko ba mu réussir ma créé woon benn page ci Facebook bi tuddee ko association des anciens élèves de l'école Mabassa boo demee ci Facebook bi boo tapé di nga ko ci gis mu amoon ay membres yu bëri yu commencé woon a intégré mais ku njëkk a dugg rek bu gisee photo Mabassa li muy njëkk a wax man duma ko xam sax danaa mag booy dugal nga école boo xam ne day fi laa jànge
wala mu ni sama papa fi la jànge wala mu ni sax sama maam fi la jànge mais li ngeen bëgg ne bu heure bu amee rek woo leen ma téléphone kon man yaakaar naa ni liggéey bi war naa mën a yomb parce que kii taxaw pour dimbali la lan moo ko desee maanaam loxo bu mu ko teg te loolu man ñi nga xam ne nekkuñu ci école bi wax dëgg yàlla yaakaar naa war na mën a yomb ci ñoom am na ñoo xam ne yàlla def na féete nañ ci dëkk bi ñu ngi fi nañ ñëw jël yooyu ñu doxal ko tey buñ créé woon benn structure ñu ne association des anciens élèves de l'école Mabassa ñoo bëgg a réfectionner école bi mais man bu may ñëwee man na maa yëkkati sama loxo mu xam loxo yam teg bu ëllëg bu ñuy def bilan kooku mën a génne feuille diw jox na ma lii fii la dem mais benn nit mënu ko régler mais nag loolu lépp ragal na am naa yaakaar ni bu mbooloo mi jeexee tey bu suñu rencontre buñ ci pare incha allah wala beeg am naa ci yaakaar bu baax ni dinañ ci jël ay matuwaay te dinañ ci gis changement ah ñi indi lii aussi tamit wax dëgg yàlla mënu ma waxtu du ma leen tudd dama leen di jaajëfal bu baax parce que lu jógee Dakar am na école yu bari yu ñu romb fu leen neex yóbbu ko parce que l'éducation est nationale école yëpp a yem mais nag ka dem ba xalaat ni man de fa laa cosaanoo sama maam ak ainsi de suite kooku wax dëgg yàlla bu indee lii indi na ko fi mu ko war a indi dañ koy jaajëfal ah di ko ñaanal aussi tamit mu gën koo man lii mu indi bu déwénee mu indi lu ko ëpp loxo yi mu koy teg aussi ñuy ñaan yàlla may ñu xel mun ko mën a sàmme ba nga xam ne dara du ci sikk parce que kii indi matériel am di la ko jox bu sañoon bu ñëwee fekk nga di ko sàmm bu ko defee day sawar waaw di ko wax sama mbokk jàngalekat yi ñun ñëpp ñoo ko bokk wax dëgg yàlla te loolu am naa ci yaakaar yàlla na yàlla def jàmm yàlla def sutura yokk kartan gi yokk man gi yokk xéewal gi yokk promo yi defal ñu wér ak jàmm kontaan naa ci mbooloo bu baax jërë ngeen jëf. kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu monsieur le sous-préfet di nuyu le directeur de l'école de Mabassa di nuyu les enseignants di nuyu notable yi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi fi tey teew di nuyu nag sama soxna su ñaawul si sama ñetteel Madeleine Fall voilà ñu am mbégte bu rëy tey ñëw fii représenté monsieur le maire Adama Fall mu yabal ma fi en tant que premier adjoint au maire ma ànd ak kii Abdou Mboup ànd ak Pape Diop Ka ànd ak Cheikh Mbacké Thiam tey nag lii mën naa cay wax parce que ay casquettes yu bari tey laa fi boole ñëw bi ci njëkk enseignant la bi ci tegu directeur d'école la bi ci tegu je suis l'adjoint au maire bi ci tegu tamit sama njabootu maam Mabassa Fall ñoo fi indi xewal bi mu nekk mbégte bu rëy rëy ci ñun fi may njëkk a waxee rek mooy ci école Mabassa parce que ñun ñëpp fii leen jànge man classe bële laa duggee CI génne ca classe bële CM2 donc école bi école lu ndànd la te biñ ko visité léegi wax dëgg yàlla gis na ni que ni classe yi doy na waar wóorul sax di fi dugal ay xale donc ñuy gën a ñaanaat le directeur mu jël ay matuwaayam parce que lii daaw jéeg dal na ma bi nga xamee ni dama am problème mu classe ma jël élèves yi yóbbu leen fële ca seko ba ci bâtiment boobu bi ma leen fa yóbbu sous-préfet dafa woo gendarmerie ñu ñëw def constat bi ni ma kat xale yi waruñu nekk fii fokk nga génne leen booba laa génne xale yi dem lijjanti ci dëkk bi ba am fu ma leen dugal donc monsieur le directeur dama lay wax rek dès à présent nga jël say matuwaay parce que Ndiogu wax na ko léegi tant que jàmm di am rek dara du kenn du wax dara mais nag ñaanuñu ko yàlla heure bu musiba ñëwee rek booba ngay xamee ni lii kat di nga ni lii du ma yëgoon teel cee jóg comme niñ ko visité nag comme éducation est une compétence transférée la incha allah duñ fi jógee moom dinañ rendre compte à monsieur le maire ba nga xam ne lépp lu mu ci war a def rek disposition yu mu war a jël dina ko jël pour ñu jéem a réhabiliter école bi su loolu wàllu woowu wéyee nag dañuy ñëw ci xéewal yi nga xam ne si la famille Mabassa indi na ko te jaarale ko ci soxna Madeleine Fall ñu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax parce que lii lu rëy la dafa ngeen lu tuuti la mais lu rëy la parce que li tax mu nekk lu rëy dafa am une finalité ci élèves yi ci wàllum njàngu élèves yi parce que ñun ci école yi la nekk des fois sax di nga jëndaloo xale benn cahier buy jar 200 francs waajuram du ko mën a am pour jëndal ko ko di nga jëndaloo xale benn bic buy jar 125 francs des fois waajuram du ko am pour jëndal ko ko
bu fekkee nag lii da ngeen ko indi ci école bi donc mën lu dul gërëm leen sant leen parce que école yu Ndande dafa jar a jàppale école yi Ndande yëpp laay wax sax école yu zone Ndande yëpp école yu jar a jàppale lan parce que examen fu examen ñëwee chaque année su Ndande rawul kenn du ko raw loolu rek war naa tax ñu jàppale école yi Ndande école yëpp laa wax nag yëpp man école bee ma nekk muy Ndande 4 mooy jël du jëlul premier région Louga jël deuxième département Kébémer Ndande 4 mooy jël premier donc école yu mat a jàppale ma ciy profité rek di remercier El Hadj Mbaye Got Fall la man Ndande parce que lu mel ni defal na ma ko le samedi 26 bii weesu indi na ma fukki dictionnaire école Ndande 4 te c'est la famille Mabassa donc mënuñu lu dul gërëm leen sant leen parce que lii maire yi la war du ngeen ko defee maire ngeen ko defal maire bi ngeen ko defal parce que chaque année responsable zone ngi dina dégager plus de 5 millions jënd ko ay fournitures dugal ko ci école yi zone Ndande yëpp ay cahier ay bic ay ardoise équerre règle compas fourniture scolaire liñ ciy dépenser chaque année c'est 5 millions de francs CFA. du loolu wéyee tamit pour jàppale zone bi muy fonctionner maire dina dégager une enveloppe de 500 000 francs jox ko waa zone pour seen problème crédit pour seen problème déplacement pour seen problème wéyal seen liggéey loolu tax loolu tamit dafa jar ñu koy leeralal di ko wax askan bi di ko wax parents d'élèves yi loolu lépp nag du ngeen ko gisee ñu koy def pour xale yi seen njàng ñooy pour xale yi jàng am ay résultats yu baax parce que xale yi tey ku nekk mën na fi jóge un président mën na fee jóge ay docteur ay aviateur ay procureur ay magistrat lépp ñu ngi seen biir li des rek mooy ñu accompagner leen jàppale leen ci seen wàllu jàng te lii dafa bokk ci lool ci li nga xam ne day jàppale xale yi ci seen wàllu jàng day accompagner xale yi ci seen wàllu jàng maire daal kontaan na ci torop du mënoon a ñëw mooy ñëwal boppam mais tey daf ko fekk Dakar te liggéey bi moo tax mu wooñu ñu composé délégation bi pour ñëw assister ko donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant. lii nii amee damay ñaan yàlla leneen ñëwaat te may tamit du ma bàyyi su ma demee ci famille ba nekk Dakar ak fu waay nekk dinaa la ni kat la nekk fee baaxul ndax ñoo ko moom suñu askan la soq ko jàngewuñu fi ñun fii bi ñu fi am entrée en sixième 68 69 mën ko mën ko booba école melul donc liñ fi bàyyi woon moo fi nekk kon donc dara baax kon nag man da maa ngi seen ginnaaw lu ngeen wax maa ngi seen ginnaaw boole nag ak ñeneen ñu ma am ma boole ñëw ñu tafu ndax lu ñu gouvernement bi dimbalee je crois que ñu tamit bu ñëwee luñ ci dolli dina baax ma ne loolu laa si jàpp. monsieur le maire di nuyu directeur d'école bi di nuyu parents d'élèves yi notable yi di nuyu aussi famille donateur yi maa ngi wax ci kàddu monsieur le préfet qui est empêché moom ma wooy léegi dafa ne ma Saliou tenait à cœur parce que lu laal école laal na avenir xale yi laal na avenir dëkk bi donc du li ñuy joxe mu am solo mais li muy symboliser bu doon tey benn carton kese la wala benn ardoise sax mais li muy yeete nit ñi li fu mu war a jëmale nit ñi loolu moo am si solo donc dafa ne woon moom moo bëggoon a ñëw mais dafa empêché mën naa ko fi teewal te ba mu ñëw aussi dama kontaan trop li fi nekk parce que dama ñëwoon pour joxe fourniture mais li ma gis xaw na doy waar moo tax bëgguma yàggal bëgguma def discours loolu laa na wax léegi lii loo xam ne la dañoo war a agir te incha allah dinaa ko jotale ñi ko war a jot wax leen li ma gis pour ñoom tamit li ñu mën ñu jàllale ko ci kaw pour ñu xool nu ñu saafaraan yi parce que lii ku ko gis war ni xam ni wax dëgg yàlla jot na nag ñu réagir loolu moom dama leen ko bëggoon a wax incha allah fi ñu ko war a waxee dinaa ko waxee ba ñooñu jottali ko ñu ko war a jottali li ci des mooy damay remercier famille bi parce que li ñu def nii
wàllu état bi la wàllu collectivité la comme ni ko sama kii waxee lu ma compétence transférée la donc ñoom dañoo ñëw pour jàppale ñu donc remerciement ñun tam dañ leen war a remercier di leen ñaanal yàlla li ngeen mën yàlla gën ko yokk ngeen gën a mën li ngeen def parce que li ko kii waxee léegi kuy am tuut dina compal bu amee lu bëri dina la gën a yokk donc da leen di ñaanal ngeen gën a yokk ngeen seen mën-mën gën a kii mais tamit ñuy encourager di wax waa dëkk bi nañu gën a mobiliser wu ci école yi parce que tey bu ñu seetloo première génération bi ñu fi jàngee woon xam naa ne tey kenn nekkatu fi tey mënoo dox ci dëkk bi ba kenn ne la école ba ñu koy ubbi ñun ñoo fa njëkk jàngee donc loolu rek war nañu yéene lii patrimoine la léegi patrimoine ñëpp ko bokk day des directeur dañuy dem préfet yi dañuy dem maire dañuy dem jàngale dañuy dem mais école bi day des donc li xam day des nag ku nekk war na cee jàpp kon dama leen di ñaan ni ko famille bi defee mu encouragé ñeneen ñi ñu gën a jàpp seen loxo gën a taaral école bi gën a defar école bi parce que école kenn xamul lan moo fi nekk ñu war a jiite ëllëg bi nekk nañ fi ñu war a yor dëkk bi nekk nañ fi donc nañu jàppale école bu ñu wax nag école du école bi rek parce que école bi lañ taxaw mais école yëpp la ñu war a jàppale parce que xale yëpp xale ñu dàndale mais famille bii ni ñu ko defee lu jara sant la encouragé leen parce que fàttuwuñ démb parce que bañ ko tuddee seen maam wala seen waajur bu leen neexoon tey ñu ngi ci yeneen mais ba tey ñu ngi ci jàpp kon vraiment ñu jara njukkee lañ te incha allah warab ñu ko jottali wax fu mu war a waxee bëgguma guddal parce que mu ngi naaj mais daal bëgg naa ñëpp ñu jàpp ci école parce que xam-xam moo ëpp solo loo gis moo wér gu yaram donc damay ñaanal ñëpp dellu si jàmm seen kër yi leen ñaanal wasalaam.